asalaamaaleykum ñu dooree xibaar yi ak dañu nemmeeku ni askan wi dañu def relâchement bu doy waar muy bàyyandikuwaat ñàkk a respecté lii di mesure barrières yi te kat loolee daanaka moom la ñu nemmeeku fépp muy situation boo xam ne nag mu ngi continuer di gën a doy waar ndax Covid-19 ni muy màgg ci Sénégal yéegi na dayoo ñi muy boom itam bari na bu ñu seetee ci 10 000 cas actifs ci jamono ji tembe yoo xam ni ci Sénégal daanaka saa si bi ñu mujjee def test 1041 nouveaux cas la ñu nemmeeku moom la ñu enregistré juróom-ñeenti téeméer ak wala juróom-ñeenti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak juróom ñoo nekk ci sous traitement depuis semaine yu ñu weesu ak léegi kon bu ñu ko xayma ci wàllu daanaka tawat ji bi mu reprendre ak léegi ñi nga xam ne rek dal na leen ci li ñuy wax contamination boo xam ni xëy na xamuñu fu ñu ko dëggee toll na ci 3765 lu mooy loolee am na ñeent fukk ak ñeent yoo xam ni faatu nañu loolee doon lu xaw a doy waar ñu dellu soit def point bi ak Nanko Bakayoko. Sénégal wàññi na ci àjjuma jëlee junneeg ñeent fukk ak benn cas yu yees ci Covid-19 di firndeelal law tey mbas mi rawatina cas communautaire yi tey jëlee toll na ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benni cas bi ayu bés bi tàmbaleeg léegi ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi cas yu yees la ñu wàññi te boo ko seetloo ñaari junni yeeg juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñu ngi ko nemmeeku ci Dakar bi nga xam ne fi la coronavirus bi wéy di lal basang niki démb juróom-ñetti bakkan ñoo rot ci ayu bés bi ñeent fukk ak ñeenti bakkan ñoo ci rot dalee ko dimanche saa si ñeent fukk ak ñetti doomu aadama ñoo ne ca Sowetaas fi mbas mi dugg seeg léegi juróom fukk ak juróomi junni juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn doomu aadama ñoo jota laale ci mbas mi ci Sénégal ñeent fukk ak ñeenti junni juróom-benn téeméer ak fukk ak benn ñoo ci jota wër junni ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ñàkk seen bakkan ci bésu tey bile toll nañu ci juróom-ñeenti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom yu des di tëdd ci l'hôpital yi niki démb wàññi nañu junni ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama ñàkku nañu yóbbu lim bi ci juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñaari junni yu toftal juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukki doomu aadama yu ñàkku ci réew mi. Nanko Bakayoko maa ngi lay jaajëfal. Mor Gassama chercheur la di jàngalekat itam ci wàllu science économique ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar laaj nañu ko ni ko lan demee tabaski nekk jour ouvrable waaye ñiy liggéey bariwul te loolee nag mën a def ak jeexeetalu ci ni koom-koomu Sénégal di doxee mu ni axakay dana jeexeetalu ci koom-koom gi ndax bu ñu seetee mun naa sabab daanaka perte ñeent fukk ak ñaar ci ay milliards ci francs CFA ñu teewlu kàddu yu Mor Gassama. loolu moom seetlu nañ ko daanaka ni ñaa ngi commencé tàmm sax buñ jógee ci fête bu mel ni tabaski ci ëllëg sa ci gannaaw ëllëg si yëpp daanaka nit ñu bare duñu liggéey loolu nag baxul ci koomu réew ndax boo xoolee par exemple li ñuy créé ci richesse ci at mi boo ko divisé ak nombre de jours yi am ci at mi daanaka da nga gis ne perte bi entraîné day varier entre ñeent fukk ba ñeent fukk ak ñaari milliards xam nga loolu bonk bari na lool ci am réew surtout réew moo xamante bu néew doole comme Sénégal moo tax nit ñi certes kenn mu leen a tere fête ndax mbirum diine la waaye tamit boo feetoo ba pare da ngay continuer liggéey ndax boo bëggee jëm kanam boo bëggee seeru jëm kanam ala kulli àll amul ñaar amul ñetti gis-gis benn la rek mooy liggéey. muy kàddu yu bàyyeekoo ci Mor Gassama économiste la maanaam xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu koom-koom te daf koy jàngale ci UCAD nekk itam consultant bu disponible lool ci liggéey ak kër gi di groupe des médias. ñu wax ci affaire élèves yu CM bu aan nga xamante ni bi école tëjee dañoo xotti seen i kay ak seen i blouse loolee mooy seen façon pour fêter ci mbégte bi ñu am ci li école tëj ñu bëri dañu ko ñaawlu ndax jëf ji nag dafa tas lool ci àdduna bi mooy li tax ñu yaatal ci lool ay jàngat ba tax sax conseil discipline bu école ba moom daa jàppoon ni li xel mën na nangu sax nag mooy dàq leen définitivement ci école ba waaye union nationale bu boot association des parents d'élèves du Sénégal jàpp ni loole day du xel lay xel mooy ñu gën a def ay concertation ay jubbanti ni ki itam séq ak waxtaan way juri pexe am ba loolee dootul am donte woon ni union bi bokk na ci ñi gën a ñaawlu jëf joojee waaye teewul ñu proposer ay solutions yu bokkut ak dàq leen
bu ñu sukkandikoo ci ki leen jiite Abdoulaye Fane mooy président ba Younoussa Baldé la seqal waxtaan. jël nañu ay proposition dal di koy soumettre pour que lu toll ci 20 ndongo ñu dal di leen dax ñun loolu mën nañu ko nangu ndaxte dafa mel ni mbir mi dañu ko jëlee fitna ba pare dal di gaaw te loolu aussi ñun wax dëgg yàlla loolu moom mën nañu ci ànd li ñuy demander mooy que parties prenantes yi ñu dal di toog waxtaan ministère de l'éducation nationale ak société civile am nañu ay organes yoo xam ne yi war nañu mën a régler mbir mi te du di dem ba dal di am loo xam ne lii mën nga mettre en péril avenir lu mat 20 ndongo yoo xam ne ñu ngi def ay 6e ak 5e leneen li ñu ci jaaxal mooy nan la ñuy def ba lu toll ni gendarmerie ñu koy convoqué ci ay réunions yooyu ñu jël ay sanctions. ñu dem ca Bawol professeurs yi jàngale comptabilité ak gestion ak wàllu informatique ci formation ci école de formation wala centre de formation bu Mbacké nee na ñu def nañu fukki at ak ñaar yoo xam ni amuñu plan de carrière kenn xalaatu ci seen ëllëg ci seen wàllu liggéey boobu la situation dem ba metti lool ñu mujj koo soppi pesum kanam borom dong ko mën a fajal boppam yu mel noonu daa war a dakk bu ñu sukkandikoo ci ki yor seen kàddu Anta Gaye nañ ko déglu. naa ne 12 ans ngi nii ñu koy ñax parce que ay professeur comptabilité ak gestion ak professeur informatique yoo xamante ne lañ dañ nañu du ngeen def formation diplômante tant que amu leen master ku am 12 ans d'expérience yaakaar naa ne am nga ay compétences léegi nag ñu privé ñu ci formation diplômante bi 12 ans ngi nii ñu toog loolu la ñuy revendiquer auprès de suñu ministre monsieur Dame Diop pour mu gëstuñu mais nag olof dafa wax ne pesum kanam la borom a koy fajal boppam loolu moo tax ñu ñëw war a jàkkaarloo suñu ministre monsieur Dame Diop di ko ne dañ koy ñaan mu gëstuñu parce que nag ñun ci ay agent lañ te ñu ngi koy servir parce que insertion bii ñuy wax entrepreneur ñi nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoo jàngale entrepreneuriat ñun ñoo ci nekkoon jàpp nañ ne ñun kenn mënta wax formation professionnelle ak insertion des jeunes te boolewuñu. ni Anta Gaye moo doon wax noonu le waaye charte ba ñu leen tegal mooy ñu am master. ñu wax ba léegi ci wàllu xibaar ay weer a ngi nii yoo xam ni ñu ngi gis ay mouvement d'humeur ay grève ay sitting ay marche ci syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal ajuma ji weesu seq nañu ndaje ak seen ministre bi wax lu jëm ci l'agriculture syndicat ba la mu bëgg mooy xëy na mën nañoo dakkal yëngut ya waaye nag faw ñu daal di jëlaat seeni ay nattangoo yi ñu bëggoon a sàkkal pexe. d'abord affectation yi nga xamante ne defoon nañu toog discuter ci leneen ñi nga xamante ne mooy indemnité ak yooyu yi nga xamante ne mooy indi coow li fekkente ne amuñu déggoo tey bu ñu paree ci rencontre bi dinañu def benn point de presse woo suñu camarades yi yëpp dafa leen te loolu mooy première condition bu ñu teg mooy affectation yi ni ko dindi pour ñu mën a toog waxtaan ci leneen bu ko dindiwul nag bu lëndee ñun dañuy delloo buy ca boy ga mooy continuer suñu grève de la faim. oui kaddu yi bàyyeekoo kon ci Cheikh Abba Diémé mi nga xam ni moo jiite wala mooy secrétaire administratif boobu de syndicat ñu dem ci xibaaru bitim réew ak force française bu Barkhane daal di nañuy wàcce ci guddik àllarba jàpp alxames ñaari responsable yoo xamante ni bi ay islamiste lañ ñu nee nañu daal dañu bokk ci ay organisation terroriste ci état bu islamique ci Grand Sahel bu ñu sukkandikoo ci état-major des armées françaises ñoo joxe boobu la xibaar démb ci ngoon la ñu xam ne ni ñaar ñooñu ay combattants yu doy waar lañu daal dinañu leen di abattre muy rey nañu leen dañu doon nasa participer ci benn attaque contre les forces nigériennes wala bokkoon nañ ci décembre 2019 ak song googe nga xam ni boomoon nañu lu toll ci juróom-ñetti fukki soldats yi nigériens yooyu la nga xamante ni bi lu metti woon la ci ñoom ñu wax ci Centrafrique ak fukki civil ak ñett yoo xam ni rey nañu leen àllarba bi ci fi nga xam ni moo di Bongboto dégg doon benn localité bu nekk ci digganteem ak nord dëkk ba ma nga féet ci nord dëkk ba ak capitale ba di Bangui toll na ci 300 kilomètres li mu ñu sukkandikoo ci MINUSCA nag di mission bu Nations Unies bi nekk foofu la mi joxe information bi teewul nag nee nañu identifier nañ ñi def attaque yooyee te itam ñu ngi taxaw ngir gën a dotti kaaraange foofu la ci Inde fanweeri nit ak juróom benn ñoo faatu ci glissement de terre muy suuf soo xam ni dafa yëngatu la fa yàqu itam bari na loolaa nga am ci fa féete ak sow réew ma démb ci ngoon rek am na fukki nit yoo xam ni dañoo réer kenn gisu leen ci suuf si yëngatu soo sële kilifa yi nag ñu ngi def seen kemt lay kantan ngir mën a xam nombre exact bu victime yooyee ak ñi nga xam ni kenn gisu leen
président Haïti Jovenel Moïse mi nga xam ni dañ ko rayoon fan yee diggante 1h jàpp 5h du matin daal lay gaay di xeex ak i gardam fexe ba yegg ci moom ba rey ko jabaram itam deewaale woon nee nañu tey ji lañ koy suul muy funérailles nationales boo xam ni amal nañu ko tey ci àjjuma ji foofee ci Cap Haïti di dëkk bu mag bu nekk foofule ñu ngi fay xaar ay diplomates yu bëri yu ñëw assister boobule funérailles ci ñeeloon kii nekkoon njiitu réew foofee ca Haïti. fukki simili ak juróom moo toftalu ci benn waxtu. Actu Sport. Sport dañ koy daal di door rek commission bi yor lu jëm ci wàllu consensus ngir kat amal mandat wu comité exécutif bu fédération sénégalaise de football amal nañu ndaje ci alxames ji ci teewaayu ñeenti candidat Augustin Senghor Sayer Seck Mbaye Diouf Dia ak Madi Touré ginnaaw discussion yi nag kii di Sayer Seck ak Mbaye Diouf Dia dañu daal di teg ci suuf seen ay candidature ngir jàppale ki nga xam ni moo di Sayer Seck jàppale kii di Augustin Senghor ngeen jéggal ma Madi Touré nag moom bàyyi na xel ci loolee kon ñu ngi néggandiku ci décision finale bi nga xam ni moom la ñu war a jël ci wàllu boobule ngir kat yegg ci cëppaandaw yi ba xam dañuy bàyyi ak football beeg ba léegi ci loxo kii di Augustin Senghor leeral yàq Sadio Abibouka. ginnaaw bu mu toogee lu ëpp fukki at ci bopp fédération sénégalaise bu football te du benn coupe nag bu mu jël Augustin Senghor lank na ne du bàyyi 4e mandat bi lu ko yitteel la Demba Varor doon journaliste sportif. ci ay groupement sportif dirigé ay 12 ans wax dëgg fa yàlla war naa joxe lenge bu ëppee ay 12 ans war a nekk foofu ay 15 ans 16 ans lu si ëpp day stagné loo discipline boobu day bloqué yeneen dirigeants yoo xam ne waroon nañ mën a éclore ci 16 millions de Sénégalais du benn nit kese moo ci mën a jiite surtout que kooku bi muy ñëw 2017 di jëlaat 3e mandat dafa waxoon ne boobu mooy nekk mujjeelu mandat balaa texte moral maanaam sàmm kàddu. consensus bi ñu teg nag ñu ne benn candidat la ñu jiital muy Augustin dafay wane ne rek jafe-jafe bi football sénégalais bi di am dirigeant yoo xamante ne naam bu ñu lajjee sax dañ naan duñu dem lii di changement ak renouvellement moom waxuñ ci dara yenn yi sax ñàkk jox gëdd sénégalais yi la wala sax bëgg a nguur lañ koy woowee ndax nekk premier vice président bu CAF doyu ko club bu Gorée ba mu jiite itam doyu ko lu tax keneen mënul doxal ci ñi jotoon a am yaakaar joxe nañ seen kàddu ba noppi Sayer Seck ak Mbaye Diouf Dia wax nañ ne Augustin Senghor mooy waaja Madi Touré nag mi prôné le football renouveau moo des ci wax ji ndax waam dit dina rallié wu ci ginnaaw maître Augustin Senghor. question la Sadio Abibouka en tout cas tey ci àljuma ji ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juillet bi ñu nekk la ñuy démarrer ca Tokyo li nga xam ni moo di ca Tokyo ma nga ca Japon Jeux olympiques yi nga xamante ni bi Sénégal am na fa 10 athlètes yu ci participer ñu am yaakaar mu nekk participation bu tegu ci indaale ci ay ndam Abdoul Aziz Sow. fukki athlète sénégalais ñooy teewal mim réew ci Jeux olympiques yooyu di amee ci Tokyo doon capitale bu Japon muy François Mendy 110 mètres et Henri Bandiaki 100 mètres Ibrahima Diaw tennis de table Jean-Pierre Bourré ci canoë kayak Mbagnick Ndiaye judo Jeanne Boudbien ak Steven Aimable ñooy fare ci féemi Ndeye Binta Diong ci escrime Adama Diatta bëre Chiara Costa tir Jeux olympiques yooyu ñu ngi door tey ji ci àjjuma ji waaye nag Covid-19 bi taxoon ñu dàkk ko at ci ren ji yooyu les Jeux olympiques bu ñu sukkandikoo ci ambassade bu Japon fii ci Sénégal nee na ñu leen def seen kéem kattan ba mu nekk ndaje bu mag te mucc ayib gannaaw bi fa wopp bi duggee ba tey ñooy nag épreuve dinañ ko amal ci sàlloog lépp luy mesure sanitaire ak sécurité ngir athlètes yi fépp fu ñu mën a jógee ci kaw suuf ñu amal seeni jongante ci anam yi mucc ayib épreuve Jeux olympiques yooyee juróom-ñetti fan ci weeru août lay jeex gannaaw gi dina ci topp lu ñu duppee Jeux paralympiques ñu jagleel ko ñi amee laago ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru août jàpp juróomi fan ci weeru septembre 2021 ñetti athlètes ñoo ci teewal Sénégal mu Youssoufa Diouf ci athlétisme lance javelot Ibrahima Sey taekwondo ak Fatou Kiné Ndiaye athlétisme lancer poids ci fàttali ci fukki ak ñetteel bi yoon bu Sénégal di bokk ci yooyu Jeux olympiques benn médaille d'argent rek lañ ci jot a am ki ko fi indi woon di El Hadj Amadou Diaba ci Séoul ci Corée du Sud ci atum 1988